asalaamaaleykum mbokki Senenews TV mbokki yéen ñi nga xam ne yéenay suivre le groupe senenews.com ñu ngi leen di sant di leen gërëm si ni ngeen ñuy toppee si actualité bi am si Sénégal bi am si bitim réew bi am fii ci France soo xam ne fii la Senenews TV nekk tey nag ñu am gan am kilifa autorité nekk le président du parlement de la CEDEAO nekk deuxième vice-président Assemblée nationale premier vice-président Assemblée nationale excusez-moi nekk tam li nga xam ne di député gan googu mooy président Moustapha Cissé Lo président maa ngi lay nuyu. Pape Cheikh maa ngi lay fay di la ziare di ziare aussi ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ak yéen ci Senenews xam ne suñuy partenaire lañu parce que lépp lu ñuy def dañ leen ci boole di ziare Pape Samba Kane évidemment bu ma ko waxee wax naa ñëpp ñi mu àndal mais di nuyu aussi ambassadeur bu Sénégal sama frère Bassirou Sène ak ñëpp ñu nekk ci ambassade bi ak consulat bi mais di sant ak gërëm aussi ñi nga xam ne ñoom may chance su ma ñëw fii muy le ministre de l'agriculture le directeur de cabinet Lamine Lo ñi nga xam ne dañ ma invité ci salon bi te bi yoon mooy suma fukk ak juróom yu ma fekke salon bi ndax 94 laa ci jëkk a ñëw booba takkuma woon ndomba tànk yi mais yàlla dogal na 2004 ba léegi it salon yépp fekke naa ko yàlla dogal may bokk ci délégation sénégalaise di fi teew di fekkee li ñuy def yow nag suma doom nga suma xarit nga yàgg nañu moo tax tey jii ma beraloon la bis bi pour ma ñëw ziare si la fii nga nekkee tooge fii ak ñi nga fi bokkal nekk ñëpp ma leen di ziare di leen ñaanal jàmm ak xéwal pour ngeen mën a dellu si Sénégal compétence yi ngeen fi am ak xam-xam yi ngeen ñëw defal ko Sénégal lu ma ñor la. jërëjëf président ñoo ngi lay sant la gërëm alhamdulilah si ñaani amin ya rabbal alamin yàlla baluñu ko président dañuy door si li nga xam ne mooy salon agriculture bi salon agriculture def nañ juróom-ñaari fan yi juróom-ñetti fan yaa ngi ci France yàgg na ndax xam na ne sa taxawaay ak sa activité yi mayulu ko waaye ànd nga ko ak li nga xam ne ministre de l'agriculture ban bilan tey nga si tiré si taxawaay bi nga xam ne amal nga ko si salon bi amoon fii si Paris. sant ci yàlla parce que comme ni ma la ko waxee 94 bi ma fii ñëw ci salon bi dama ñëw France rek xam ne événement bu am solo am na ma ñëw visiter ko booba Sénégal feeñu fi gisuma fi turu Sénégal dégguma ko fi mais bi ma demee ba yàlla def 2004 ma nekk président chambre de commerce te union des chambres de commerce di ànd ak gouvernement bi ci événement bi ci laa commencé di ñëw régulièrement ci salon bi mais boo gisee salon bi li ci xew mëne su ko bañ a wax mooy Sénégal naam doon na participer lu yàgg ci salon bi ndax defe naa ne 16e ou 17e participation def nañ ko ci salon bi xam ne Sénégal day am stand exposé ñëw teew comme yeneen état yi niñ koy defee mais li xew ren day lu doy kiimaan mooy Sénégal dafa fës bu baax ci salon bi mais dafa indi ñoo xam ne dañu ñëw wane xarañ ak xam-xamu Sénégal ci domaine yi agriculture mu jëm ci ay transformation ak yu mel noonu ñu indi fi ay produits sénégalais de qualité yoo xam ne yi wax dëgg yàlla mën na compétir ak produits yi nga xam ne ñoo am fii am feneen ci àdduna bi kon loolu lu doy waar la tey boo seetee tey ji Afrique de l'Ouest yi nga xam ne man mën naa ci wax Sénégal moo ci gën a fees même boo demee comparer Sénégal ak Afrique du Nord xam ne mooy Maroc ak ñeneen Tunisie Sénégal moo leen gën a fees ci salon bi kon loolu dañ ciy santaat yàlla mais nag loolu tekkiwul ne dañu war a taxaw dañu war a gën a pousser gën a avancer ndax salon bi li muy jariñ du ñëw jaay fi mais destination Sénégal lañ ciy jaayaale man-manu Sénégal xam-xamu Sénégal produit Sénégal moom la ñuy jaayaale kon loolu defe naa ne gouvernement bi dina dolli ay moyens dolli
ay encadreurs comme lu mel ne ASEPEX lu mel ne COSEC xam ne dañuy taxaw lu mel ne seen CAS ñooñu ñëpp ñu sensibiliser leen pour taxawaay bi ñu taxaw ren ñu taxawaay bu ko ëpp ba Sénégal mën a jël espace yu gën a am solo ci domaine yi nga xam ne Sénégal mi ngi ci émerger yépp ci àddina bi ñu mën koo wane ndax loolu la président dicté muy Sénégal émergent Sénégal émergence nag du lu ñuy wax nii rek lu ñuy jëf la mooy wane ne domaine yi yépp ñun tëb ñoo ngi ci góorgóorlu pour jot ci pays yi nga xam ne c'est des pays développés loolu la kon voie de l'émergence moom la ñu war a gën a wane ne ñun ñi ngi ciy dugg te incha allah balaa yàgg daañ ci àgg. mais réussite bi ngay wax noonu est-ce que moo tax ba nga xam ne parce que ñun yàgg dañuy dem salon bi mais bu ñu xool auparavant espace bu noonu la daan jox Sénégal mais ren dañu xool espace bi dañ koy yokk ba jox leen loo xam ne yeneen pavillons yi sax amuñu ko lan moo waral loolu c'est le succès de li jëm si wàllu mbay mi ak ni ko président woote wala. waaw xam nga président moom bi mu ñëwee relance su agriculture bi daf ko def sooklu politique bi nga xam ne moom la war a jàpp pour yóbbu Sénégal ci kanam loolu bu amee il faut ñu yokk moyens yi ndax pour nga exposer stand yi duñ ko maye stand yi da nga koy fay place yi da nga koy da ngay joxe moo tax ñu décorer ñoo xam ne tey jii feeñ nañu pour dimbali pour Sénégal mën a exposer wu Union des chambres de commerce ànd ak CNCA CAS ànd ak COSEC ànd ak ASEPEX ànd ak kuréel yépp yi nga xam ne dañuy ak FONGIP dañuy jàppale ñi nga xam ne ñooy ñiy bay ak di transformer donc loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ñu war a gën a santé président de la République ndax bu doon dañuy bay rek mbay mi ñu bàyyi ko duñ ko jéem a transformer duñ ko jéem a exporter problème day am mais président ci côté yooyu mi ngi ci góorgóorlu gis nga même président turc bi mu ñëwee waxtaan nañ ci affaire gerte gi parce que gerte gi production record la ñu am ren ceeb bi production record la ñu am kon yooyu il faut ñu am ay xalaat ak i xarañ yoo xam ne yi moom la ñuy doxal pour loolu nga xam ne bay nañ ko te gouvernement bi def ci loxoom ndax bu andiwul woon jiw yu baax andi ay semoir andi ay tracteur loolu du mën a am ñu fexe ba loolu ñu mën koo jaay delloosi ko ci réew mi pour réew mi Sénégalais yi mën koo jëfandikoo loolu defe naa ne mooy li nga xam ne moom la président dig Sénégalais yi muy l'émergence du Sénégal mooy domaine yépp ñu fexe ba fin ci nekkoon ñu yokku ba yëg ne yokku nañ ci te loolu président de la République mi ngi koy def. ñu dem si wàllu actualité politique actualité sénégalaise bi xam ne moo am jamono ji mais Idriss Seck président sonal na leen ah est-ce que dégg nga déclaration bi dafa gànnaaw. dégg naa ko mais ni ma koy jàppe toujours mooy xale boo xam ne day wër xamul fu mu jëm bu teyee mu dóor fee boo liggéey mu dóor fee moom lay jàppee Idrissa Seck mooy defal na ne tey mooy opposant bi nga xam ne daal moo war a taxaw parce que jàpp na ne ñi ci des amatuñu solo loolu nag moo tax li muy wax boo ko seetee du ko xam ndax déggoon nga ko muy wax ci affaire gaz beeg accords yi mauritanien contrat yi te loola muy wax ba mu koy wax xamu ci dara ndax lu ñuy doog a tàmbali di ko jëf te xam ne dañ koo war a biral ci conseil des ministres biral ko assemblée nationale ñu discuter ci soxlawul ngay yàkkamti di ci wax kon Idrissa damay yaakaar ne la ma doon wax ci moom rek yàgg ko wax moo am mooy nit la koo xam ne politique jàpp naa ne élève la ci ndax bu jàppee ne moom ci boppam yooyu muy wax ak wër fu nekk mu indi fa ay débat yoo xam ne amul sens ndax projet Khalifa Sall procès Khalifa Sall mi ngi ciy wax projet Khalifa lu mu ciy wax procès boo xam ne mi ngi ci tribunaux yi bu dee am na xam-xam dafa waroon a wax ci procès yi mu jàlloon xam ne waroon naa am te amul ndax jàpp nañ ko tëj ko lu yàgg-yàgg génnee ko te procès amul te du leeral mukk lu xewoon kon loolu la waroon bi mu demee Ghana mu wax ko fa waaye Khalifa mi nga xam ne may nañ ko pour mu wax bàyyi nañuy avocat mu wax layoo nañu ki war a atti te war a wax le droit dina wax le droit loolu lan nga ciy anticiper ak di ko yóbbu feneen débat bi Sénégal la tribunalu Sénégal mooy atte Khalifa du tribunal boo xam ne Ghana la ne du ay politiciens yoo xam ne ñoo koy atte kon loolu muy def xam na ne amul bopp amul genn te li muy def du ci am ndam loolu moom mooy li ma wóor te loolu laa gëm
kon Idrissa dafa xamatul fu mu jëm rek muy war di talax-talaxi mais talax-talax gi dafa naan dem ci nit ñi wax leen lu tax ñu gëm ko ba ëllëg ñu may koy carte moo gën mais koo xam ne mënoo gagné Thiès département Thiès dem na ci dañ ko duma làpp ba mu noy député Siré Dia ko làpp ba mu noy élection législative kooku bu bëggee jotum réew nan la koy jotee te li mu amakus néew ci ñoo xam ne nee nañ yaakaar nañ ko wala gëm nañ ko Thiès la ne amul feneen i nit kon loolu rek la kon kooku mënut a jaaxal kenn. mais est-ce que yéen yaakaar na leen sonal Touba parce que xam nga Galas Kaltoum député la woon dégg nga déclaration bi mu def temps yi si bisu màggalu Porokhane nee na bàyyi na Macky Sall Idrissa Seck lay fexe ba mu nekk président bi wut Macky Sall le 24 février 2019 man jàng nga def solo est-ce que du leen sonal si Touba. kooku awma ci njàng Kaltoum wax naa ko ñetti élection am na yoo xam ne woteelul Macky Sall élection locale woteelul Macky Sall référendum woteelul Macky Sall législative yi passé woteelul Macky Sall kon kooku def naa ba mu génnee yàgg na comme ni ko Omar Ndiaye Angloma waxee bokkatul woon sax sunu schéma boolewuñ ko sunu schéma kon sañ naa dem fi ko neex foo xam ne fii jàpp na ne bu fa demee bu xeexee mën naa am dara mu dem ci foofu ñi ngi koy ñaanal fa mu dem ak ka mu àndal yàlla dimbali leen ca li ñuy bëgg loolu rek lañ ko mën a ñaanal mais mënu ma ko ñaanal leneen mais li ma gëm mooy Galas Kaltoum du mu koo xam ne mooy tax Macky Sall falu yaat wala mu falli ko yaat loolu moom vraiment gëwuma ko ndax gisuma lu mu yokkal APR bi mu ci ñëwee bi mu génnee gisuma lu mu wàññi APR. Youssou Ndour dégg nga ko démb. waaw dégg naa ko. mu ne moom il est déçu tudd nag Macky Sall mais de benn bokk yaakaar te du nangu nekk marionnette kenn mais est-ce que nekkul dafay def surenchère wala dafay bañ ko marché si ses plates-bandes nee na kenn du ko am fu mu koy yemale si jaune bi mais lu mu bëgg a wax foofu yow ban jàngat nga def solo ak ban lecture politique nga si def. man daal dama jàpp ne nit ñi wax bu amee dañ koy déglu doog ko commenter mais li xew Sénégal mooy duñu xaar mu dam dañ ñuy dégg tell rek ñu ni damm na wala yàqu na te loolu cat la ci Sénégal Youssou Ndour déglu naa ko mais avant ma koy déglu xam ne wax bi dafa am lu ñu génnee muy ab flash. je suis déçu. biñ ko génnee di commenter dama wax ak suma soxna ni leen day lii ñii di wax day man na maa dóor ci alquran al karim ne Youssou Ndour waxul lool ndax xam naa Youssou Ndour bu baax jànguma ko xam naa ko bu yàgg xam naa humilité am xam naa xelam xam naa aussi patriotisme am te du waxit lu mu gëmul ndax Youssou Ndour bi muy ñëw di jàppale Macky Sall da koo seet ba mu doy ko yeneeni candidat ñi ngi fi woon au premier tour mu ñëw jàppale Macky Sall jàppale ko deuxième tour candidat pluriel ñoo amoon bi ñu ñëwee it Macky Sall teg na ko place am mooy jox na ko rang ministre ay nit yu àndoon ak moom jox na leen ni cër ak i teraanga kon bi Youssou di wax waxul ak Macky Sall mais li ma naqari man ci coalition bi naqari ci keneen moo ci naqari Youssou Ndour coalition Benno Bokk Yaakaar mooy lan moo ko war a naqari te coalition Benno Bokk Yaakaar dañoo nekk coalition war a ànd war a jàppale ànd buy neex ay bu naqari mais ànduñu ci loolu dañoo nekk di gorante di galgalante di yàqalante di siisante di boddante loolu moo am loolu nag bu amee te moom mu bokk ci coalition bi bokk ci ñi fal président Macky Sall sañ na ne déception la ci am loolu rek la wax man mi déception laa ci am nañ ko wax je suis déçu ci coalition Benno Bokk Yaakaar ni muy doxee gëwuma ko jàpp naa ne baaxul lu ñu war a xoolaat la man loolu laa ciy dolli coalition Benno Bokk Yaakaar baaxul ni muy doxee baaxul te dañ koo war a seetaat bu dee loolu kay scandale la scandale am na parce que baaxul loolu mooy dëgg gi kon Youssou Ndour li mu wax nañ ko baax libre na pour bu bokkee ci dara di ca liggéey di ca indi valeur ajoutée sañ na bu ci gisee loo xam ne lii baaxul mu wax ko waaye moom Macky Sall la àndal mi ngi koy jàppale di ko wutal nit campagne bu ñu defagun muy local ya ñu waxoon nekkul woonub candidat référendum du woonub candidat député yi nekkul candidat mais ci campagne bi moo ci man ci temps moo ci man ci alalam moo ci man ci wax luy defaral Macky Sall nañ bàyyi jàmbur Macky Sall bu ñun ñëpp ñu ànd ak Macky Sall meloon na Youssou Ndour Macky Sall du am benn problème pour jàll au premier tour kon loolu nañ ko bàyyi librement
loolu laa gëm. mais président mais xam nga jamono ji bu ñu waxee wàllu politique dañuy jàpp ne benn bokk yaakaar bi nga xam ne si la Macky Sall tegoon tànkam ba fàllu ba amee crise seen biir est-ce que nekk loolu day may seen opposition bi nga xam ne jamono ji ñoo ngi taxaw pour andi alternance en 2019 mu gën ko yombal mais ban proposition yow nga war a def ne kon benn yaakaar boobu nga xam ne Youssou Ndour ŋàññi na ko yow tamit nga koy ŋàññi ban solution nga yaakaar moo ko war a tax ba mën a nekkaat benn bokk yaakaar ba ko Macky Sall amoon dam faloon ko. li Youssou Ndour wax rek ci laa ànd damaa wax ni buñ bëggee ñun Macky Sall falu bu yomb te mën naa ne danañ yéenante jàmm nekk benn jël Macky Sall muy sunu njiit nekk sunu candidat te dëggal ko ñi nga xam ne ñi ngi ci Benno Bokk Yaakaar te am ay moyens nañ génnee moyens yi dimbali ci ñi nga xam ne ñi amuñuy moyen biir Benno Bokk Yaakaar am na ñu amuli moyen te kenn gëstu leen kon problème bi foofu la ne bu problème mu ay lii ak lii dañu war a solidaire te solidarité amul institution yi am na ñu ko jox ñoo xam ne dañ ko yemale ci seen bopp lu jeex muy les institutions républicaines dimbali wuñ ci kenn yemale ko seen bopp li ñu am mais bu dee ku nekk lañ la jox la cay génn nga mën koo jàppalee Macky Sall jàppale ko parti bi jàppale ko coalition bi def nga ko mais opposition buy taxaw sunu kanam du am mais nag am na yoo xam ne jaar na fi am na ñu fi nekkoon ci temps Diouf doxe la noonu dañoo ñàkk nguur gi am na ñu ko dox ci Ablaye Wade dañoo ñàkk nguur gi tey ñi ngi ni di lappari te yoroon nañu moyen yoo xam ne bu doon yéenante nañ jàmm kenn ku nekk lañ la jox nga xam ne lii yàllaa la ko jox waaye dafa am ñu ci am wàll ñu àndoon ak yow xeex bi kon débat yi am du am mais dama ni plus de solidarité buñ ko amul lu nekk mën naa am te la vérité mooy tey ñi yor moyen yi nga xam ne parti bi moo leen ko jox ak coalition bi dañ koo téye tëdd ci góor ci nanguwuñ cee dimbali kenn duñu wuyu nit ñi duñu leen jàppale ku am soxla duñ la defal dara defe ne Macky Sall la war a defal lépp te Macky Sall attanul lépp Macky Sall mënta yor lépp Macky Sall li mu mën a def mi ngi koy def mais ñeneen ñi ñu jox institution yi dañoo war a dimbali ñi nekk seen gannaaw. kon da nga bëgg a dëggal li yaa wax ne Macky dañ koy isolé benn groupuscule ñoo ko jàpp téye ko ba pare xañ ko nit ñi ba ñi ko war a liggéey mën ñu ko liggéeyal. isolé wuñ ko rek yem ci dañ koy wor ndax bu dee yaa ngi am ay moyens yoo amul woon te Macky Sall moo la ko jox moo la jox pouvoir bi moo la jox daraja ji moo la jox moyens yi nga fa moyen ji képp ku téye ko da ngaa war Macky Sall war coalition bi te bari na ñoo xam ne ñi ngi fi tey ji ay institution lañ yor te dañuy war coalition bi ndax defaluñ kenn dara seen bopp ak seenu njaboot lañ yemale li ñu yor lépp loolu mooy problème bi c'est ça le problème. mais est-ce que Tanor la ak Niass nga bëgg a foofu. ma tudd kenn li ma wax daal ku nekk li nga ci am ribisoo ko dama ni am na ñoo xam ne ñi ngi yor ay institution dimbaliwuñu kenn dimbaliwuñu coalition bi dimbaliwuñu parti bi gisee su leen ci terrain bi ba pare nee nañ Macky Sall lañ àndal looloo caaxaan la loolu laa wax. yow si sa wàllu bopp mais ñoo bëgg def ak Mbacké ak Touba da ngay wàcc si base bi jëlaat parti bi xam na ne yaa ko yor ba léegi jógee fa mais est-ce que da ngay fësalaat sa taxaw ngir remobiliser militant parce que Mbacké attention ak Touba gi ngeen kaa gañ nag APR la moo tax ngeen di ñàkk Touba ak Mbacké lan mooy problème bi principalement. Pape Cheikh yaa ma gën a xam ne Mbacké am na problème Dakar am na problème yeneen dëkk yeneen am nañ problème bi nag kenn rek moo ko mën a régler muy son excellence le président Macky Sall. nan la koy régler. ni mu koy régler mooy seet ñi man dara xam na leen ñi taxoon mu gañe da leen di bàyyi yaat xel rek ndax bi muy gañe coow lii amul woon yow Mbacké xam nga la fa xew Mbacké man maa ko coordonné 2009 amuñu xaalis bu ñuy joxe maa ko coordonné 2012 bi ñuy jël pouvoir bi maa ko coordonné bi ñuy gagné législative 2012 bi mu gënee metti Ablaye Wade yor milliards yu dul jeex sëriñ sëpp ànd ak moom 73 000 voix la mag Ablaye Wade am premier deuxième tour man maa am 60 000 voix 13 000 voix la ñu rawee kon loolu ka ko doon coordonné di ko dox bu dee bàyyi nañ ko xelam ak xalaatam mais gannaaw Macky Sall moo ci dugal ñoo xam ne ñi dañ koy nax nekk ay dealer ñoo xam ne ñi ngi Mbacké ay dealer lañu gëmuñu Macky Sall xaalis lañ gëm ñenn ñi sax ay carte kat lañu ndax ci casino yi la ñuy nekk xaaju guddi ak leneen di xaalis a leen soxla gëmuñu yàlla ñooñu nag bu dee président ñoom la yaakaar du falu ndax dañ koy nax pour deal pour amee marché yoo xam ne marché yi teguwul ci yoon c'est fictif
ndax ku amul entreprise bu valable waroo mën a am marché te ñooñu ñoo nekk di nax Macky Sall nit ñi ñooñu la ñu jëppi moo tax ñuy sanctionné parti bi diggante ba tant que Macky Sall mi ngi continuer ci loolu du gagné Mbacké ak Touba loolu mooy dëgg gi tant que mi ngi ci logique boobu du gagné ba àddina tukki Mbacké ak Touba na wuti kay fu mu faloo mais du doon Mbacké ak Touba ndax nit ña fa nekk gëm Macky Sall 2009 ak léegi ñuy xeex di xaru nga sànni leen boo amee ndomba jox ko koo xam ne kii defalu la dara boo amee xaalis jox ko ku la deful dara boo amee marché jox ko ku la deful dara mais problème lay andi te loolu la ñuy dund Mbacké ak Touba kon Macky Sall buy wax na xoolaat boppam buy ñàkk Mbacké ak Touba xam na lu ko xañ na ko jéem a dindi. mais est-ce que nekkul aussi Mbacké Touba amul ay normal tant que président à part ay député Mbacké amul direction générale Mbacké amul ministre Mbacké amul benn agence bu jeune Mbacké Touba am na cadre Mbacké am na cadre mais est-ce que nekkul loolu aussi indi na faiblesse bi nga xam ne APR mënta percer ci population bi. xam nga ndomba tànk Pape Cheikh ñëpp mënuñu ko am. mais dafa Macky Sall yorul ndombay tànk ministre yi mu joxe rek nit ñaa ngi critiqué naan ministre yi dafa bari kon Mbacké parti pouvoir dafa doon gagné te ndomboy tànk yu bari amu fa woon ay ndomba nga fa man jox nañ ma ndomba tànk Gallo Ba jox nañ ma man liñ ma jox ndomba tànk gu mag la Gallo Ba liñ ko jox ndomba tànk gu mag la Cheikh Abdoulo ndomba giñ ko jox ndomba gu rëy la ak i dafa nekk ñeneen am na ñoo xam ne ñu ngi leen def ci HCCT doonuñu ko woon mais ñooñu nga tudd à part Gallo Ba gisuma keneen ko ci terrain bi kay Cheikh Abdoulo kay mi ngi ci terrain bi di liggéey ak ñi nga xam ne sax yoruñu ndomba tànk ñi ngi liggéey li ñu man waaye nag li ñu man par rapport ak dëkk ba mooy la dëkk ba melting pot la grande agglomération la li ñu yor ci ndomba Dakar xajoon na Touba pour buñ bëggee dajale mais ñi ngi def li ñu man la ñu def ndax man mi ngay wax naan terrain mais man terrain musuma ko bàyyi lañ fay def ci politique maa ko fay def moyens yi ñu fay joxe maa koy joxe maa ngi préparé 20 millions dinaa ko joxe semaine bi bu ma demee ci jigéen yeeg yooyu 10 millions danaa ko jox waa prison bu Diourbel dig naa leen ko bu ma demee jox leen ko loolu lañ man affaire bi du affaire yi moyen affaire confiance la mais bu dee da ngay liggéey ngay gas am ñuy suul ñoo xam ne ñoom coono yooyu lañ bëgg am na ñoo xam ne Macky Sall mi ngi leen di jox alalam ak di leen jox ay moyens ak di leen jox buntu yu ñuy amee xaalis ñoom buñ sañoon toujours Touba day am problème pour ñu leen di bàyyi xel te ñoom xaalis la ñuy wut ci loolu waa ci la ñuy dund dealer yooyu nekk nag Mbacké ak Touba la Macky Sall war a teg fële xam ne ñooñu tant que mi ngi ànd ak ñoom day daanu rek Mbacké ak Touba ndax nit ñi sax ay deal la ñu ne ak i caaxaan yoo xam ne dara du ci dëgg gëmuñu nit ñi ay carte kat lañu loolu mooy wax bi nit koo xam ne gëmul yàlla gëmul sëñ Touba gëmul kenn xanaa xaalis la gëm kooku boo ko yaakaaree ëllëg sa jël day metti jël ba day daanu te jël ba day metti ñu dëkk ci coowal Ndakaaru la bataille de Dakar aura lieu. waaw Pape Cheikh dafa am ñaari bataille benn bi mooy président Macky Sall pour mu jàll premier tour il faut que ñu jox ko au moins 50% dans la région de Dakar ndax fi des amul problème kon kooku benn bataille la ñun ñi nga xam ne gëm nañ ne Macky Sall liggéey na te gëm nañ ne Macky Sall war na am second mandat ñun dañoo jàpp ne suñ premier combat mooy ñu fexe ba Macky Sall gagné bu Macky Sall gagné am deuxième mandat élection locale mooy ñëw 2019 ndax ci la mandat élu locaux yi jeex mais man da jàpp naa ne man bu dee dama dëkk Dakar comme ñëpp léegi di fa voté di ab contribuable waruma mën a bàyyi Dakar ñu bàyyi ko ci loxoy ñi ko yoroon ñu yor maire yi fab lu mat 60 milliards di ko def nu leen neex di ko pasare te kenn gisu ci sa bopp nga bàyyi leen ak moom moo tax man élection locale yi incha allah buñ ci àggee candidat la tête de liste lay doon basé wuma ko ci parti Macky Sall wala coalition man ak ñi nga xam ne bokk nañu gëm-gëm daanu def liste ci élection locale yi 2019 pour la conquête de Dakar cette bataille aura bel et bien lieu comme ni nga ko waxee ndax Moustapha Cissé Lo sera candidat pour la mairie de Dakar loolu moom lay wax 19 maires yi fa nekk yépp danaa ci samp ay candidat xeex pour jot ci mairie Dakar bi pour transformer Dakar ndax mën na nekk. nooy def ak Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr. ñoom ku ci bëgg ñëw bokk sama liste terewuma sama liste kenn ku bokk APR wala ku bokk Benno Bokk Yaakaar dama wax ni man danaa def ay liste jiite ko pour la conquête de Dakar mais terewuma kenn néewuma kenn du ma ànd ak man néewuma du ma ànd ak kenn mais man danaa nekk tête de liste pour la mairie de Dakar
dàquma kenn Amadou Ba suma rakk suma xarita Diouf Sarr suma rakk suma xarita j'ai pas de problème avec ñoom mais bu ñu bëggee bokk ak man dañuy ñëw bokk ci sama liste loolu laa gëm. le 17 yaa ngi war a dem Dakhla au Maroc am fa prix boo xam ne dañ la koy récompense di Cran Montana ñu lay responsable ràññale si liggéey bu rafet bi nga dox si wàllu CEDEAO loolu de moom vraiment sacre la boo xam ne gën na la neex si mandat bi nga am si wàllu CEDEAO. mais bettuma ndax CEDEAO bi ma ci ñëwee dafa mel ni benn joueur boo xam ne dañ ko def titulaire te mu nekkoon remplaçant ci benn équipe. doon na dugg doon na football di xam position yi donc bi ma ñëwee ci parlement bi xamoon na li nga xam ne buñ ko defee dinañ am ndam moo tax yàlla dimbali ma avant may am at ma am loo xam ne dama ko décroché muy prérogative renforcée yi mais bi ma demee ba mi mandat am yeneeni xalaat yoo xam ne amoon naa ko di ko dox bi ma jotee loolu ba pare mooy ma wane parlement bi bañ gën ko gis xam ko ñu xam ni peuple bi am nañu ñu leen war a teewal plan boobu nga xam ne moo nekk ci sunu plan d'action prioritaire moom laa déroulé doxal ko bi ma ko doxalee jàppoon naa peut-être ci 3e année bi sax lay rayonner ba ñëpp gis ko mais yàlla dimbali ma ci 2 ans yi mu fës. ñu organiser forum boo xam ne bi dañu bëgg exiger ñu mettre en œuvre protocole yi ak loi yi nga xam ne yépp loi CEDEAO la pour libre circulation yi personnes yi biens yi droit d'établissement yi schéma de libéralisation des échanges loolu bi ñu ko defee Dakar mu explosé nekk benn bombe boobu nag moo yóbbaale lu bëree bëri muy prix bi ngay wax Cran Montana awma fa ku ma fay toogal di ma fa plaider jury bi it yaakaar naa ne awma fa mbokk wala xarit mais gannaaw jury bi ñoom ñoo seet ne man bi ma jotee parlement beeg léegi ci CEDEAO li ma ci doxal ci politique d'intégration ci visibilité parlement bi ci coopération sud-sud nekk na lu kawe ñu décerner ma prix boobu def naa kooku Sénégal moo ci am ndam ñoom laa koy delloo son excellence le président Macky Sall di ko delloo assemblée nationale du Sénégal bi ma jógee le président Moustapha Niasse et tous les députés mais di ko delloo tous les parlementaires de la CEDEAO sans ñoom doolu du mën a am kon le 17 Dakhla dinañ ma jox prix boobu nga xam ne bu rëy la boo xam ne bi 89 lañ ko commencé décerner ay Boutros Ghali jox nañ ko jox nañ ko Chambas bi nekkoon CEDEAO jox nañ ko ku mel ne Abdou Diouf jot na prix bi tey maa moome man la ñu seet ne man lañ koy jox dinaa dem foofu pour nangu prix bi mais bu ma paree delloo ko président de la République mi nga xam ne comme li mu wax rek ci forumu Dakar bi ñu bëri yaakaaroon nañ ne bu ma jotee ci affaire bi xëy na lu yàqu suma loxo la mais yàlla ci baaxam mu fexe ba mu baax ci sama loxo kon na ñëpp nangu ne rek président waaw def na kon loo xam ne li ko war maa ngi koy sant di ko gërëmaat moom mi nga xam ne non seulement moom proposé na ma ànd ci mais jàppale na ma forum bi it mu def ci lu rëy ndax forum bi xaalis bu bëri lañ ci def mais bu dul woon mooma du mën a nekk kon maa ngi koy sant di ko gërëm te di ko décerner at prix boobu nga xam ne dañ ma ko jox. ñoo ngi lay sant président bu fekkee am nga la si bëgg a dolli bu fekkee mën nañu jeexale ko fi. ma Pape xanaa di la gërëm rek nag di la sant ak Pape Samba Kane ak ñëpp ñi ngeen di liggéey Mor Diouf Abdou Latif ak Khalifa le jeune waaw maa ngi koy sant parce que Khalifa moo lay accompagner à Dakhla waaw Khalifa dina dem Dakhla xam naa dina leen jot li la fay xew lépp incha allah ndax moom dina dem ak Birahim Touré ci côté presse sénégalaise bi xëy na même RTS dinañ dem ak yeneen i presse yu ñuy invité pour jot li leen la fay xew mais maa ngi am mbégte ci yéen di leen ñaanal defe naa ne dañ continuer liggéey bi te yow tam ma lay ñaanal nga ñibbisi parce que Sénégal soxla nañ la. voilà mbokk téléspectateur SeneNews TV ak lecteur senenews.com ñu ngi leen sant di leen gërëm mu nekk émission boo xam ne ñoo ngi ko amalee fii nag ci Paris si fi nga xam ne mooy si ak suñu président de la CEDEAO di parlement de la CEDEAO Moustapha Cissé Lo di ko sant di ko gërëm si jot gi xat na lool waaye lu mu xat fexe na ba xajal ko fi ba ñëw bañ amal fi émission bi ak waxtaan si mu gane suñu fii si daluwaay bi ñu nekk fii si
France di ko sant di ko gërëm di ko féliciter si prix bu am solo bi nga xam ne moom ngay jël le 17 mu nekk sa njiglaay ak yeneen ndam toll si parce que wax dëgg yàlla ku ñaan ñàkk na boo jënd ma yaa moom te wax dëgg yàlla nag yow da ngaa jënd coon nga si CEDEAO ba may nga ko visibilité ak loo bañ nag lëg na xam ne lëg mën naa daw nag franchement président félicitations di wax ñaan ngi ñaanal Amine parce que Sénégal aussi ñun ay ndaw lañ ñu nekk di liggéey li nga ko waxee noonu la buñ sañoon tey li ñuy def ñoo ngi koy defee Sénégal mu ànd ak askan wi jàpp si ñun ñëpp di sant ñi nga xam ne moom nga àndal madame Lo di ànd ak Faye di sant aussi la petite Marème Faye Sall mi nga xam ne nga àndal fii moom nga tuddee première dame di sant suñu caméraman Mor Diouf di sant sama xarit sama naataango Abdoulatif Diop mi nekk Senews TV Sport tey bëgg a ànd yéen nag si coupe du monde bii di ñëw fële sa Russie si Senews TV ak senews.com boo ko kenn fàtte ñoo ngi leen sant di leen gërëm